di may seen revue de presse. Alaaji Ahmed Aidara. Bismillah tey suñu politiciens yi lée o fañ te wacca caax barke Rasulullaay enquête yéene kaay ne président Macky Sall day jaxase na carte ga de maa la ko wax dama ne la président Macky Sall kay lépp loo xam ne waroon na ko day daal dina lay faxas na teg leen ne la rawatina nag ñi nga xam ne dañ doon xool ba ngam ba maanaam présidentiable ya waaw Théodore Monteil député la nee na bungal yi nga xam ne dañoo mel ni Amadou Ba ak Mimi Touré waaw ak ñeneen ak ñeneen sax day Macky Sall kon jëlee ne leen fa te dara na taxul mu jëlee leen fa lu dul am ay ambition kese délit d'ambition te li wóor ba wóor remaniement bi lée waa APR de ñoo ci gën a ñàkk de ñoo ca gën a torox de maa la ko wax parce que Aminata Touré jëlee na ko fa Oumar Youm jëlee na ko fa Aly Ngouille Ndiaye jëlee na ko fa Mohamed Boun Abdallah Dionne jëlee na ko fa Matar Cissé jëlee na ko fa Amadou Ba jëlee na ko fa te gis nga président Macky Sall day laata loolu jëlee woon na fa kon Mbaye Ndiaye Aline Badara Cissé Moustapha Cissé Lo ak ñeneen ak ñeneen sax Chérif Théodore yamu ca parce que député bi nee na gis nga lii nii nga gis nii yëpp du dara naka lu dul te dialogue ba la jógee rek dialogue ba la jógee te dialogue boobee nekkul dara lu dul ab complot koo xam ne kon complot woon nañ ko ci ndoddug askanug Sénégal gi lée askan wee ñàkk rek maa la wax loolu léegi nag seetlu leen nekkoon ab dil la gars yi doon waxtaane te dil boobee nekkul ci diggante kenn ku dul Macky Sall ak Idrissa Seck dañ doon dil nag laa la wax dëgg la parce que nag yenn ci ay seetlukat yi ay observateur ña nga jàpp ne président Macky Sall day ma ngay tëcc ak tas opposition bi ne moo tax mu def lii Idrissa Seck moon tey ne déedéet man day yaakaaruma loolu de bu ñu bëggee tas ak a tëcc ak a dóor sa adversaire politique ak yàq ko waay doo ko fal rawatina nag bunkal mu mel ni kon Idrissa Seck nag laa la wax yéene kaa gi ne askan wi day remaniement bi bilaay ñoom la ñu fàtte dañ leen a fàtte complètement laa la wax Chérif Monteil yemu ca parce que député bi nee na ana jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund looloo jaralaaj bu ñu naxante laa la wax président Macky Sall mi lay ay intérêt boppam dong moo ko tax a jug nag laa la wax xoolal leen man ndaw yi ak déegu mitti gi nga xam ne kon moom la ñuy deetaa yi lée waaw Macky Sall déclaration bu gën a ndaw defu ko ca ña nga xam ne kon ñoom la dénk nag wàllum réseaux sociaux yooyee ñoo ko ci defal benn poste rek point termine yéene kaay ne gis nga gouvernement bu bees bi waaw Macky Sall day màggatum politique yeeg bunkal yëpp lay daaneel laa la wax ñëpp lay daaneel Amadou Ba dàq na ko Mimi Touré dàq na ko Aly Ngouille Ndiaye dàq na ko Oumar Youm dàq na ko Matar Cissé dàq na ko Idrissa Seck day mooy lëf la de werante ba daal Idrissa Seck la le cas polémique waaw Bougane Gueye Dany ak ñoom àndal ca gëm sa bopp day te doon jàppale nag Idrissa Seck ci élection présidentielle 2019 nee nañu lii Idrissa Seck def day d'accord duñ ca de démarqué nañ de bokkuñ ca de te tey la ñu gën a wane ne ña ngi ca opposition ba ñoom waa gëm sa bopp Bougane Gueye Dany nag daal dinay fàttali day ne ñoom tey la ñu gën a taxaw ci wetu askanuk Sénégal gi lée ngir jàkkaarloo ak jafe-jafe gi nga xam ne kon ci wàllum koom ak wàllum dundinuk askan wi lée moom la nit yi dund dëgg la li Idrissa Seck def daal ñoom Bougane Gueye Dany d'accorduñ ca la Idrissa Seck def Babacar Diop FDS léegi la waar d'accorduñ ca ñoom Babacar Diop tam nee nañu tey la ñu gën a nekk ci opposition bi laa la wax looloy dëgg de fas yéene continuer xeex bi ak xeex yorinu musiba mbaaba kumba bi nga xam ne kon moom la Macky Sall mi la yoree réew mi nag laa la wax bëgg soob li ne kurpe ñu politique Macky Sall yi day mi ngi nii la de kurpe ñaa ngi nii la de Macky kay daal di ne dëggal na dil bi nga xam ne moo dox ci digganteem ak Idrissa Seck mi la ba nuppi nag sànk na ñi bëgg dara les ambitieux Idrissa Seck day waaw tàggee nañ na ci awàllum politique ay yoon waaye maa ngi dund ba léegi ni la de critique yee nekk ay ne ko Idi yow defoo lu dul wor c'est la haute trahison wor dëgg la wor la de parce que nag yow ci jamono joo xam ne opposition bi day ña ngi doon xëccu ci ay xuloo kan mooy njiital opposition bi ba juboo ca njiital parti réew mi di Idrissa Seck yow ca jamono joojee nga yëkkati ab jaasi wala ab yat ne ko car sa naata nga opposition boobee daal di jël say bagage ak say ngànnaay fekk président Macky Sall Idrissa yoo lii wor la docteur Papa Fada Diallo day ci l'Observateur waaw nee na gis nga élection présidentielle 2017 ya day Ablaye Wade daawoo Idrissa Seck ba mu dikk looloo ñàkkaloo Idrissa Seck kon élection présidentielle yooyee te moo ni Idi de ca jamonoom dëgëroon na lool waaye nag gis nga muus loog mbong lu ko ëpp gii def na yaa gën a muus ñëpp fa muy mujjee day ca yow du neex te gis nga lii Idrissa Seck def ni lée dana jur musiba mbaa ba kumba biir parti réew mi de maa la wax loolu te yow parti réew mi xoolal ñaata nit ñoom ñoo fa jugee gum rek yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne jugee ci leader ba ci dealer politique Barthélémy Dias day moo njëkk a yëkkati tuumay laa la wax te tuddul woon turu Idrissa Seck de ci ndaje yi doon dokkoon ci diggante Idrissa Seck mi lée ak Macky Sall source aane gis nga Idrissa Seck mi lée waaw ay kàddu yi démbam ak ay kàddu yi tayam day ak fal bi nga xam ne fal nañ ko ca conseil économique nii Idrissa Seck day wala fetal la door boppam ca bopp de mar di tali waaw parce que Idrissa Seck nag moo fi waxoon ne man de du ma toog ci abërë boo xam ne décret moo may fal mukk fépp fu ma toogati daal askan waa ma koy jox mairie ba conseil départemental député wala président de la République kon door na boppam bal lii quotidien ne gis nga Idrissa Seck mi nga xam ne dañ koo fal ca conseil économique social et environnemental waaw
waaw dama ne la su ko jébaloom gi la ay millions et millions la ko négocier laa la wax maar di taal Idrissa Seck nag dafa nekk ci ay jafe-jafe xaalis ay difficulté financière ak banque yi këram yi nga xam ne ko da koo hypothéqué ba pare président Macky Sall nekk te fanweeri millions la doon jox Idrissa Seck weer wu dee wu ne la ilaha illallah la ilaha illallah exclusive yéene kaa ne Idrissa Seck kay daal dinay dëggal ne dil ba amoon na dil ba nuppi nag daal dinay ubbil Ousmane Sonko yoonu pale ba waaw kay nag laast en tout cas Macky Sall day waaw daal dinay rey nag ay nitam ba pare daal di lancer Idrissa Seck réew mi quotidien ne Macky Sall kay daal dinay recruter Idrissa Seck ba nuppi nag faalewul sax Abdoulaye Wade ndeysaan Walf Fadjri ne àndu Idrissa Seck ak Macky Sall mi le kan mooy rey morom ma waaw kay looloo jar a laaj le tey mooy yéene kaa ne Macky Sall kay daal libéraliser gouvernement bu bees bi libéraux yee fa ëpp de direct news Mbour moom wàcc na dàq nañ seen doom ja moo ni Macky Sall nag Omar Youm mi mu dàq day mooy son meilleur ministre léegi nag Ousmane Sonko xanaa léegi nag mooy chef de l'opposition exclusive yéene kaa ne waaye buñ joon fan la jëm ak Omar Youm lan la def bañ dàq ko Dakar Times ne Idrissa Seck mi ñu fal ca conseil économique day léegi day mooy vice président yéene kaa gi ne Idrissa Seck day xaw ma lan la war a waxtaanee ak Macky Sall ba ñu juboo nii lée looloo jar a laaj li jar a laaj kay mooy ñu bees ñii dik mbaa pétrole bi duñ ko fàtte rek parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal njiit réew bu Sénégal tàqaliko naak ñenn ci ñi mu àndaloon démb ànd naak ñeneen ñi tam ñi ko contrôle démb des na dellu sat fam fàcci gouvernement bu bees bi ak nanko bak yokku conseil économique social et environnemental kii di Idrissa Seck ànd ci woon daaw ren ànd na ci ndax moo ko jiite loolu itam Younoussa Baldé dana ci dellu soit ak ñun dina justifier itam lu tax loolale moom Idrissa Seck nda démb bañ ko falee def na déclaration loolu itam dinañ ci dellu soit faram fàcce ko laata ñuy wax ci leneen ci xibaar yi ab des na ko yaatal ci jàngat situation politique nationale sport bàyyi ma ant mbub la ñu ci àndal yéene kaay la ñuy ndax keppee xibaar it Alaaji Ahmed Aïdara voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Mansour. situation tali bi Aba. voilà merci beaucoup xibaar dem beeg dëkk bi di wéy di si Zik FM 89.7 jaax nañ santé national bi bàyyi fa beaucoup de ralentissement sur l'axe rond-point Sicap Mbao Poste Thiaroye ak boobu la sax jëm péage bi ça ralentit à ce niveau boo ko dépassé mën nga progresser wuute le rond-point sud là-bas aussi ça ralentit tout autour foofu lay jëm buntu fi ngeen xaar leen ay déviation foofu la su defee dans l'autre sens mën nga jël yoonu Yarax bi foofu la aussi passage à niveau jëm marché aux poissons des ralentissements ci boobu la ak Sage Mansour. Zik FM. salaamaaleykum. Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Mactar Cissé génn nañu ci gouvernement bu Sénégal ak maître Oumar Youm loolee dogal la bu Macky Sall jël remplacer leen ñeneen ñu miinul woon ci àndandoo ak moom ci wàllu politique démb la ñu amal góogleeg coppiteef ci doxalinu gouvernement bu Sénégal nang ko bakk yokku mbetteel yi am ci gouvernement bu yees bi mooy génnub Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Matar Cissé ak Oumar Youm te nga xam ne ñoo nekkoon ci bopp ministère des affaires étrangères de l'intérieur du pétrole ak infrastructure ak transport terrestre ci noonu ñi leen wuutu mooy maître Aïssata Tall Sall mi nu dénk affaires étrangères Antoine Félix Diome mi doon ministre de l'intérieur bu yees bi Sophie Gladima mi ñu dénk pétrole ak énergie ak Mansour Faye mi bàyyeekoo ci ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale mu wuutu Oumar Youm ci bopp ministère des infrastructures ak transport terrestre maître Aïssata Tall Sall Omar Sarr ak Yankoba Diatara mooy ñetti ministres yi ñëw renfort ci gouvernement bu yees bi Omar Sarr la ñu dénk ministre des mines et de la géologie Yankoba Diatara ñu dénk ko ministre de l'économie numérique et des télécommunications gouvernement bu yees bi leen nag am na ñu bees ñu ci dugg si ñu mën cee jàpp Ali Sali Diop mi ñu dénk ministre de l'élevage et des productions animales Abdoulaye Seydou Sow di ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique ak Pape Amadou Ndiaye mi ñu dénk ministre de l'artisanat ak transformation wu secteur informel bi. Idrissa Seck remplacé Aminata Touré ci bopp conseil économique social et environnemental moom jiital réew mi ci candidat yi nekkoon na candidat ci élection présidentielle yu 2019 yi xam ngeen ni itam ci pàttali bokkoon na ci ñi gën a diingat boobule institution mu jiite ren diggante daaw ak ren kon xëy na coppiteef am na ci Younoussa Baldé
ban valeur la kaddu politiciens yi am ci mim réew jot nañu teg laaj bi ci table askan wi ndax naka lañu mun a jàngate comportement Idrissa Seck ci diiru benn at ak ay weer président bu parti réew mi wax na waxeete ñetti yoon ci programme am ñeel élection présidentielle bu atum 2019 Idrissa Seck waxoon na ni rek bu jëlee nguur gi dina supprimer institution yu mel ni Haut Conseil des collectivités territoriales ak Conseil économique social et environnemental ñu fàttali ni tamit ci lendemain élection présidentielle bu atum 2019 Idrissa Seck ak coalition bu mu doon àndal waxoon nañu nii rek reconnaître wuñu réélection président Macky Sall boobu ba léegi nag yëkkatiwul yeneen kaddu ngir reconnaître réélection président Sall waaye yemul foofu premier ministre ba woon ci nguuru Abdoulaye Wade moom Idrissa Seck moo yëkkati woon kaddu yi. fasatuma yéene ci sama dund di jël poste boo xam ni ci décret nit lay aju. c'est tout. déet ce n'est pas tout monsieur le président yaa waxoon waxeet sacré Idrissa Seck. mu nekk lu doy waar daaw ak ren ñu teewlu kàddu yu Idrissa Seck ci la tax mu nangu jiite boobu la institution. ñii ne ma comme loolu pare na li ngeen d'accord xam nga ko li ngeen d'accordul xam nga ko li nga xam ni da ngeen koy xóotal xam nga ko dellul ber sa yoon nekk ci opposition bi. même bu fekkente ne dañu koy renforcer par le fameux statut de l'opposition et de son chef ñi ci des ne ma diggante seetaan ak tàbbal sa loxo comme da ngaa jóg pour defar bu dee sax tuuti lu toll ni tarfatal ay ni ngay contribuer pour mu gën a jag jaadu na ci fii réew mi toll nga tàbbal sa loxo. nga noonu kon boobu le choix la jël tàbbal loxoom génn ci opposant boo xamee dafay radical di joxe xalaatam ci na mu jaadoog liberté ba ak sañ-sañ ba ak institution bi ñu ko jox ak ay gaayam yu ñu dugal ci biir gouvernement bi misaalu Ali Saleh Diop ak kii di Yankhoba Diattara Fatou Lambe Diop moo ñu ko jàngatal. ndax lu bettaate la Idrissa Seck mu doon allié nguur gi ndax nag am poste bu mucc ayib doon président bu conseil économique social ak environnemental Yankhoba Diattara ak Ali Saleh Diop ñaari poulain bokk ci gàllub Macky Sall mu mel ne lépp leeroon na ndax nag nu ñu gisee woon doxalinu Idrissa Seck mi nga xam ne dafa rek a toogoon ca wetam daal di noppi ak kenn déggu ko jamono ji nga xam ne nit ñee ngi coow ci wàllu chef de l'opposition Idrissa Seck ak Macky Sall nekkoon ci ay tractation lépp Macky rek waajoon na ko mu doon jeexalup Idrissa Seck ci wàllu politique ndax nag kenn du màtt loxo bi lay dundal Idi mi nga xam ne jamono ji sax mën nañu ne mi ngi ci gouvernement bi ndax nag ñaari problème yooyu ci biir moom mi le boo moo tudd dina ñàkk cofeelu ñu ko doon soutenir en tant qu'opposant Macky nag daal di éliminer opposant ci wàllu ku jëpp politique gi ba tax na ñuy laaj ndax Idrissa Seck mi nga xamoon amoon na ambition loolu ngir doon njiitub réew mi dafa rek daal di ñàkk bépp yaakaar ba tax mu daal di nangu poste président conseil économique social et environnemental mi nga xam ne moom sax dafa yàgg wax ne nañu ko dindi amul njariñ te it mu doon poste boo xam ne par décret lañ ko daal di tabbee lu président mën a soppi saa yu ko soobee. Lembey Diop communiqué gëm sa bopp ñoom nee nañu séparé wu nañu ak Idrissa Seck ndax bokk na ci li ñu sàkkoon daalante ko muy ñàkk reconnaître conseil économique social et environnemental te it nag mënuñu woon a gàntal loolee daaw ren ji ñu daal di koy dëggalaat ndax mënuñu mën a ko ŋàññi 2020 nga nangu ko ba sax faf di ko jiite ndax réew mi bu fekkante woon ni jafe-jafe yi mu tollay li tax yi di dem jiite ji conseil économique social et environnemental nga xel gën a nangu mooy sax faf sàkku ñu supprimer boobu la institution nga xaalis ba ñu mën koo jëfandikoo ci leneen misaalu koom-koom gi Sénégal di jànkuwanteel ci jafe-jafeem jamono ji immigration clandestine inondation ak yeneen Antoine Félix Abdoulaye Diome moom la ñu nommé ministre de l'intérieur mu remplacé Aly Ngouille Ndiaye kon ci boppu ministère boobee fàttaliku leen ni nag moom bari na lool ay dossier yu ko Macky Sall confié woon mu doxal ko ci wàllu yoon Fatoumata Diop moo ñuy xamalek moom. Antoine Félix Diome moo wuutu Aly Ngouille Ndiaye ci bopp ministère de l'intérieur mu ngi dëkk ca Xombal mu nekkoon ci xolu dossier yu mag a mag ci wàllu justice fii ci Sénégal bokk na ci nag ci mbirub caisse d'avance bu mairie bu Dakar bi nga xamante ne dañ ci duumaloon Khalifa Ababacar Sall waaye tam naka noonu it ci mbirub Karim Wade nekkoon na fi délégué du procureur du tribunal départemental bu Guédiawaye laata nag muy nekk second bu rek Aliou Ndao ci wetu CREI yi Antoine Diome ñu daal di koy tabb ci atum
2015 mu nekk agent judiciaire de l'État moom nag ginnaaw ba mu amalee ba noppi réquisitoire am comme parquetier ginnaaw gi noonee sax dañu ko rek dekkiloon nomba tànkam ci novembre 2014 laataa ñu koy delloowaat bile poste mbirub Tahibou Ndiaye nekkoon ancien directeur bu cadastre moom itam naka noonu bokk na ci réquisitoire am bu mujj boo xamante ne def na ko mu am lu ëpp ay 4 fukki at moom nag dañu ko ràññee bu baax a baax ci diggante 2005 jàpp 2012 ci wàllu nag pertinence yi nga xamante ne mu ngi koy def ci ay réquisitoire am ñu ràññee ko ci caractère am éloquence ak pertinence mu nekk ñaar ci ay qualité am. Fatmata Diop. Mariama Sarr itam bokkoot na ci ñi ñu nommé waat ci gouvernement bu bees bi mu yor fonction publique rafetlu na itam ouverture président Macky Sall ci boole ci gouvernement bi ñeneen ñu di allié xëy na yu bokk woon ak moom benn gis-gis ci wàllu politique Mariama Sarr ay kàddoom ci Kaolack la ko yëkkatee. maa ngi rafetlu ouverture bi nga xam ne am na ci biir gouvernement bu bees bi ñu teg ndax lii day wane ne Sénégal ñëpp ñoo ko bokk. L'arrivée de ces nouveaux alliés va beaucoup contribuer au renforcement de la démocratie te bu ñu demee ba nga xam ne ñëpp ànd booloo liggéey sunu réew. dafa laaj ku nekk fa nga nekkoon nga bàyyi ko ñëw ànd ci attelage gouvernemental bi ngir Sénégal jëm kanam loolu defe naa lu ñu rafetlu la kon ñu ngi rafetlu li nga xam ne mooy ouverture bi. ñi fete ak Aly Ngouille Ndiaye nag ñoom ci wàllu politique rafetlu wu ñu dogalub Macky Sall ci écarté ko ci gouvernement bi waaye lu mooy loolee nag ki nga xam ni mooy Abdou Cissé nekk kenn ci kàngaami jigéen Aly Ngouille Ndiaye foofee ci diiwaanu Linguère daanaka naneen la gisee. waaye lu mooy loolee moom nday mbii li ci boppam Aly Ngouille Ndiaye daal di ne bind ci page Facebook am ni nangu na dogal ba wala ci remercier président Macky Sall ñu wax ci leneen ministre yu bees yoo xam ni nommé nañu leen muy ministre bi wax lu jëm ci wàllu élevage tax na ñu samp ay laaj ci ñi nga xam ni ñoo di éleveurs yi ana nan la ñu xalaatee nomination bu bees boo bële li ñu bëgg daal mooy secteur bi ñu gën ko dooleel. Dieynaba Sidibé lañ ciy déglu ci micro Fatou Mbaye Diop. am naa yaakaar ne dina mun a déggoog éleveurs yi déglu éleveurs yi dina mun a wax ak ñoom dina mun a diisoog ñoom bi nga xam ne fi Aminata Mbengue yemoon ak secteur élevage bi dina mun a yegale tawat yi nga xam ne moom la ñuy jàmbat bés bu nekk ci wàllu càmm te mu wóor ma ne càmm mun na suqali réew kon am naa yaakaar ci xale bi ma gërëm ci président de la république sant ko ci gërëm ci itam Samba Ndiobène mi nga xam ne yàlla def nañu joxaat ko beneen ministère mu xam ne càmm moom Sénégal yëpp am sàmm càmm du région de Louga rek du région de Fouta rek ndóol bi tax na ñëpp ay sàmmate. ba tey ci wàllu xibaar bi yoon génn àdduna ak professeur Iba Der Thiam la nga xam ni jébbal nañu ko boromam ni ki démb ci armère yi nekk ca Yoff jàmbaar ju nangoo liggéey bare xam-xam nekk itam patriote mooy li ëpp ci kàddi seede yi dooteeku ca bisu dëj ba woon démb Alassane Baldé fa nekkoon. kàngamu politique ay sommité intellectuel ay militants ay sympathisants ak ay mbokk ñoom ñëpp daal di teewoon ci cérémonie de levée de corps bi ngir jaajëfal professeur Iba Der Thiam li mu nekkoon nit ku woyof te dëggu suñ sukkandikoo ci Mahamadou Boun Abdallah Dionne. Homme endurant mais également homme d'espoir pour l'Afrique ndax c'était une fierté pour l'Afrique. nekkoon it homme d'état ci fànn yu ne di seede yi nga xamee ni moom la autorité daal di yëkki jëmale ci kilifa gi. Iba Der moo ma jiitu ci ministère éducation nationale def fa liggéey bu rëy boo xam ne bii taarixu Sénégal daf ko jàpp. kon rayukaay pour élèves yi def ko rayukaay pour jàngalekat yi. Thiam bu fekkoonte ne jotoon na nekk président assemblée nationale statut député yi leneen lay doon. professeur Iba Der Thiam ci waxtu mi mujj nag mu daal di am taxawaay bu mag jëm ci réew mi gannaaw bu mu ko jaglelee histoire générale bu Sénégal mujj nañ ko rob niki tey ca sëg ya nekk ca Yoff. nit ku amoon valeur nit ku wàcce woon boppam nit ku gëmoon itam réewum na muy doxee xalaat la yu bàyyeekoo ca ñi yëkkati kàddu yu seede jëmale ko ci moom ñu déglu leen. Iba Der maax moom yàlla moo ñu boole woon ak suñu waajur yi ndax. ñoo bokk at bi ñuy juddu maa moom 1937 man du décembre moom juddu un peu avant ñoo duggandoor école benn bés maa moom octobre 1944 à l'école de Kasnack boo xam ne boobu temps sama papa Ibrahima yu ma doon directeur bi ñu defa doon même classe maa moom sixième ba CM2 même ba bu ñu CM2 maa moom ñoo bokk banc kon xam naa ki may wax kan la. C'est un musulman très intègre. Un homme de foi, un homme de piété,
un homme d'une très grande intégrité. li nga xam ne moo doon waree fam def na ko mu nekk maître moom mii moo di def na li gën muy jël xam-xam dugal ko ci boppu nit mooy il n'est pas parti justement il ne partira jamais loolu mooy njàngaleen loolu tax mu sakkan. Voici Trafic News. foo féete. voilà Hadj Mansour progressé nañ jaare ko ci national bi bàyyi fa yoonu Yaraax bi nga xam ne sànq foofu lañ xooloon foofu la ñu bàyyeekoo ak ay yenn si ay jafe-jafe passage à niveau bu jëm Machio Passo ak bu Maraîcher dépassé ko tuuti su ko defee au niveau du rond point de la Cité Lobatt Fall aussi ça se complique ndax véhicule bàyyeekoo Pikine ak Guédiawaye transité par là jaare ko ci technopole bi tax na ba rond point boobu la aussi faw nga taxirlu ak boobu léegi jëm rond point Cambérène aussi des ralentissements moo la fay xaar waaye derrière bàyyi nañ ay jafe-jafe ci route nationale bi daanaka di côté Kër Massar jëm fi nga xam moom mooy côté de du rond-point de Sicap Mbao jëm de côté de Poste Thiaroye ak boobule xat na lool pour ñi nga xam ne foofu lañ taamoo ngir utali Dakar Hadj Mansour. Zik FM. sëg yi gën a ngand ci Dakar wala bokk na ci gën a ngand dangu ci diwaanu Rufisque daa dem ba fees nag daanaka place bu ñu rob ni amatul waaye nag teewul nit ñaa ngi continuer di fa denc. dañ ko doon amal nag di ko setal boole ci itam di sàkku ñu wutal ko extension maanaam yokk ko ngir mu gën a mën a xajoo nit ñi misaalu kii di Baye Fall nga xam ni lu toll ci 20 fukki at ak juróom a ngi nii saa bu ñu yëgsee ci jamono ji mooy béy sëg ya defar ko ba ñu mën koy fréquenté waat mu ne kon xew-xew buy kilifa fekke woon ni ki démb ci diwaanu Rufisque Cheikh Ahmed Tidiane Seck. yokk armeeru dangu nekk na nag sàkkuteef bi gën a mag ci Tëngéej jamono yi. lépp luy dëkk nekk si ginnaaw Tëngéej fi la ñuy deñ ba Ndakaaru fi la ñuy deñ. te gis ngeen fi mu yam ndax fees na gëmuñu ne. feek ñaari at dina mën a jëlaat ay néew. moo tax ñuy tàllal loxo président. di ko ñaan mu régleel ñu problème boobu ndax ay titre foncier yu kenn tabaxul. ñoo fa nekk te état rek moo ñu ko mën a jox. pour ñu yokk armeel yi Tëngéej. armeel yëpp jël nañu ko amuñu armeel. armeel yi fees de del du mat ñaari at mu fees. askanu Tëngéej yëpp mobilisé wu nag ngir lu soxal bayaat armeel ya di jëf joo xamante ne communauté Baye Fall bi ñu ngi ko dooraloon boobu ak léegi 20 fukki at ak juróom. waaw 25e année ñu koy def buñ fa jógee dem Jokkul buñ fa jógee dem Thiawlène buñ fa jógee dañuy dem hôpital Youssou Mbargane doléance mooy ñu yokkal ñu armeel yi ndax armeel yi yëpp fees na bii moo ci des te am na loo xamante ni mi ngi si armeel te loolu jaaduwul jël espace tabax ko benn nit ñu denc ko fa ñuy prévoir di dencal ñeneen te kenn ku ne xamul yàlla nan lay def bis bu ñu demee ba président Macky Sall jox ñu suuf dañ ko jàppee comme bàq ya kenn bañ a tabaxat. armeeru Dangu nag bokk ci ñetti armeel yu mag ci diwaanu Ndakaar yi xam ni la ñuy dalal ci ay néew bis bu nekk ñoo ca gën a ëppale. Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Zik FM. Cheikh Ahmed Tidiane benn complexe islamique bu mag bu ñu mën a tàggati doomu jullit yi ci Ngaabu la ñu ko taxawal jubluwaay bi mooy am mission bien déterminée fexe ba nit ñi am jikko bu rafet comportement bu am solo ngir seen nekkin ci àdduna doon nekkin wu ñoŋ lool te tegu ci ay jikko yu rafet. Abdoulaye Diagne. ci Ngaabu ak daara ju mag ñu fas yéene ko fa taxawal ci xayma xaajub milliard teg xeeru njëkk wi tàmbali Serigne Mouhamadou Lo sumb lu ni mel. daara alquran duñ fi fas yéene taxawal tuddee ko Daaru Salaam daara jooju damaa bëgg bu ne fi yàlla bàyyi lépp loo xam ne day am si daara mu am si biir daara ji buñ ko xisee tàmbali ba kero ñu naan tey jii lañ koy ubbi buñ sañoon diggante boobu du fa taxaw fenn. jëf ju ñu jàpp ne ñëw na ci waxtoom Serigne Abdou Salam Lo borom dëkk. 95% ay jullit lañ. ñooñu fuñ faree état bi war na leen a bàyyi xel waaye nag état bi jàngale diine du rolam jàngale diine nitu diine yi ñoo ko war a def génération yii di ñëw pour ñu aar leen il faut ñu dundalaat njàngum diine il faut ñu dundalaat njàngum l'islam. jamono yooyu la ñu jàpp ne jullit yi li leen gën a néewal doole mooy xaajalikoo bi ñu nemmeeku ci seen biir. ñi nga xam ne def lu bon moo leen tax a jot niñ amee fayda bay dimbalante ñun jullit yi bu ñu amee woon fayda noonu di dimbalante di jàppalante kon duñu mënal dara. ay noon yu koy song saa su ne ci kanamu ay kilifa yu dul yëy benn yoon yàbbi ci lu ni mel. Abdoulaye Diagne Mbacké Zik FM. Diagne maa ngi lay jaajëfal fukki simili ak juróom-ñett toftaloo ci juróom-ñetti waxtu. Actu Sport. ñu ànd ci ak Baye Ma Anta Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ministre sport Matar Ba kenn dàqu ko. waaw moom de tabaat nañ ko nag mu jiite lu jëm ci wàllum sport au Sénégal di fàttali nag moom ci boobu le poste moo ngi fa depuis 2014 ci nag lu jëm ci mission buñ ko dénkaat mu teguwaat rek ci tànk yu mu tegoon ngir nag def sport sénégalais mu nekk sport bu performant pratique ak efficace ci noonee lii la fësal ci jokkoom ak kii di Soxna Fall. nañu continuer joxante loxo avancer pour gën a def
suñu sport bu mucc ay boo xamante ne day créer ay opportunité may xale yi ci nekk ñu gis ci seen bopp bu bëgg am sport bu am solo il faut nga am infrastructure yu baax tàggat yi aussi il faut ñu def ko mooy wàllu formation il faut ñu gën ko baral gën ko amplifier mais aussi il faut ñu gën a jàppale xamante ñoo nekk ci wàllu tàggat yaram ba ku ci nekk sa bopp loolu nag benn nit mënu ko joxante loxo moo koy andi ku ci ne rôle nga war a jouer nga jouer ko defe naa ne kóolute gi mu delloo ci ñun lu ñuy ñaax la du luy tax ñu bàyyi ndatu lu tax ñu gis suñu bopp waaye dañuy gën a góorgóorlu gën a dox pour jëm ci kanam. di fàttali leen tamit nag keneen ku ñu tabbi yees ci gouvernement bu bees bi bokk na ci kii di Abdoulaye Sow moom mi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllum urbanisme ak hygiène publique moom mi le moom moo nekk président bu ligue bu football amateur nekk noonu tamit nekk ci yenn ci vice président ci fédération sénégalaise bu football. ñu wax ci wàllu football ba tey ak waa U20 yi. waa U20 yi nag jàppal ne ni ki tey ñoom dinañ nag dugg stage internat foofu ca Jules François Bocandé mooy centre développement technique bu Jules François Bocandé nekk sa Tubaab Jàllaaw ni ki ba fanweeri fan ci weeru novembre gi ñu nekk ñoom ñu ne nag di fàttali nag jot nañoo amal sax ñaari jongante xaritoo ci doxoon seen diggante ak Maroc foofu ca Rabat ñamoon ci benn match nul 1 but partout ak défaite boo xam ne 3-1 lañ leen daanoon gone yu su daabo yi nag moom mi la sax jot naa retenir lu toll ci 27 joueurs ci boobule stage di fàttali ni Sénégal moom mi la waxtu wi nag day waajal lu jëm ci wàllum tournoi IFOA A ci U20 yi nga xam ne dinañ ko amal fii ci réew mi ni ki 20 fan ba 20 fan ak juróom-ñeent foofu ci stade bu Lat Dior lépp rek ngir nag lu jëm ci wàccaayu CAN U20 yu ñu war a fas yéene amal ci Mauritanie ni ki ci atum 2021. ñu wax ci basketball équipe nationale U18 yu góor ak jigéen yëpp daañu def stage yu waajtaay ci afro basket. waaw afro basket nag ñu tàmbalee ko jëm ci wàllum jigéen ñi ñoom ñu leen nag lu jëm ci wàllum afro basket bi nga xam ne dinañ ko amal foofu ca Caire ni ki benn fan ba fukki fan ci weerum décembre foofu ca Égypte entraîneur national bi di Ousmane Diallo jot na nag amal ab liste boo xam ne jot na ko génne ci 21 ay joueuses yoo xam ne ñëpp ci fii ci réew mi la ñuy basketee ñoom ñu leen nag lu ñu bëgg mooy amal ab stage boo xam ne externe lay nekk niki foofu ci stadium bu Maris Ndiaye ñetti fan lañ koy amal bu 15h jotee ba 17h jàppal ne tamit góor ñi ñoom tamit na ki leen di tàggat di Madiène Fall jot naa génne tamit ab liste boo xam ne toll nañ ci 25 joueurs yoo xam ne ñëpp tamit championnat local bi la ñu nekk ab stage externe bu ñu war a amal niki ñeenti fan ci weerum novembre bu gannaaw nag stage boobu dinañ amalaat tamit beneen stage boo xam ne niki fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum novembre lañ koy amal di fàttali nag ni afro basket jëm ci jigéen ñi ci góor ñi ci U18 yi dinañ ko amal tamit niki benn fan ba fukki fan ci weerum décembre foofu tamit ca Caire Mansour lii moo fi gënoon fës jëm ci xibaaru tàggat yaram